parce que dañu gis ne fu ñu jëlee téeméeri jigéen juróom-ñett fukki jigéen ñi juróom-ñaar fukki jigéen ñi dinañu am cancer. Ça veut dire que si àddina bi yëpp laa wax de dafa bëri si juróom-ñaari fukki jigéen yooyu da ngay jëlaat beneen bu dee si dëkku nasaraan yi juróom-ñaar fukki jigéen dinañuy wér si seen cancer dinañu wér si seen cancer bu dee si suñu dëkk juróom-ñaar fukki jigéen dinañu dee si seen cancer ndax xam ngeen lu tax parce que ñoom dañ leen xamal feebar bi dañ leen ko teel a xamal ba nga xam ne tey ñoom dañuy jógal seen bopp dem duñu xaar madame Sakho ne consultation gratuite pour ñu mbab ba dem dañuy dem spontanément bu at mi jotee état ñi nga xam ne passé nañu juróom fukki at dañ leen du yónnee leetar di leen fàttali leen dem leen defi seen mammographie yéen ñi nga xam ne nag ñun amaguñu loolu te dañu ñaan nañu yàlla ñu egg fa ñuy def lii pour yee leen c'est pour yee leen ren yéen a ngi fii toog ñu di leen defal dépistage gratuit ñu wax fas leen yéene xamal lan mooy cancer yéen bu ëllëgee bu leen xaar ñu ne dépistage gratuit ñëpp a daw parce que ñaata population ñoo nekk Yeumbeul donc année prochaine ñeneen ñooy ñëw mais yow mi nga xam ne def nga mammographie ren xam nga ne déwén doo ko defaat mais dinañ la jàngal loo xam ne di nga ko xam ba nga xam ne di ngay def li ñuy wax autopalpation nga xam ne at mi yëpp weer wu nekk nga def ko benn yoon mën na la sauver man miy wax ak yéen amoon naa cancer autopalpation mooy làmb ween bi nii moo tax ma gis ko kon xam nga am na importance bii am na importance mais bale am na importance bu leen yaakaar ne rek comme dugg leen ci machine bi rek kon gisuñu leen joxuñu leen seen gëdd non dafa am ñoo xam ne dañu yelloo dugg ci machine ku amul juróom fukki at jëm kaw wala juróom-ñeent fukki at 45 mooy juróom-ñeent ah juróom-ñeent fukki at jëm kaw ñeent fukki at ak juróom jëm kaw mënuloo dem ci machine bi kon xam nga du ñëpp ñooy dem ci machine bi ku am 30 ans ku am 28 ans ku am 17 ans ku am 35 ans duñ la dugal ci machine bi ku am 40 ans duñ la fa dugal donc bu leen defee ne rek parce que dugaluñ la fa ay yow dugal nañ la man de dugaluñu ma ah madame Sakho de moom day tànn ñu muy dugal ak ñu mu dul dugal non médecine bi moo ko décidé ñiy faj ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ñoo ko décidé te yàlla dimbali na leen tey yéen waa Yeumbeul professeur bi nga xam ne dinañ ko présenté bàyyi ko dinañ ko présenté professeur bi nga xam ne képp kuy faj cancer mooy sa kilifa mi ngi fi tey ko xam yéen am ngeen lu du ma ne lu kenn amul mais am ngeen lu rëy te lépp ci pasteefu jëmm ji la pasteefam gëm liggéeyam di ko def parce que nag man yàlla rek a ma tax di wax du ay bëtam xam ngeen nu ma ko xamee moom mii yàlla moo ma ko présenté maa toog benn ngoon c'était en 2015 may seetaan 2S ma gis muy def lu mel nii fii te booba doo gis ñu bari ñuy def dépistage nii lii muy def sage-femme yi bari nañu de xanaa léegi ba octobre rose xewee te xam nga Sénégal ñun toppandoo la ñu mën si lañ ko commencé léegi may seetaan ma gis mu def lii ma jël sama téléphone ndax 2S suñu partenaire la ma woo Moussa Sène mi doon def interview ma ne ko yow foofu nga demoon nu mu tuddati foofu nga demoon Yeumbeul
kooku mooy kan mu ne ma madame Sakho bi ma koy woo il était presque 11h si guddi ma ne ko jox ma numéro madame Sakho mu jox ma numéro bi ma toog mënatu ma ko muñ ndax bëgg ndax bu ma gisee jigéen si sa métier nga jël ko fësal ko ba mu fës ni Serigne Touba xobe woon si Seydina Mohamed si l'islam Alaaji Malick maam Alaaji Malick radiyallahu anhu def ko maam Ablaye Niass ak maam Baye Niass def ko ma xam ni kii ku jara jàppale la ma muñ ko mënuma ko muñ ma woo ko ma ñu nuyontee ma présenté wu ma rafetlu li muy def ma ne ko dañuy dem fu ñu doon dem am na fu ñu doon dem di defi dépistage ci àll bi ma ne ko mais bu ñu ñëwee samedi bi ci topp dinañu ñëw ñu ñëw ba ñu ñëwee ci la collaboration bi commencé ba léegi te tey grâce à lii muy def fii ñeneen na nga koy def fenn fu nekk mais mën naa ne si ñi ko jëkk a def la te xam naa liggéeyam ndax ànd nañu fu nekk ci Sénégal ànd nañu ba Gambie xam naa liggéeyam ndax koo xam ne docteur yi jigéen ñiy faj jigéen gynécologue yi bu ñuy ñëw ba di ko wax jàngal ñu ni ñuy xoolee col c'est que nit ki xam na liggéeyam donc jaar naa sant moo tax ma di leen expliquer parce que bëgguma ngeen dugg ñu ne leen lii la ngeen ne madame Sakho de moom dafay lii madame ñoom bàjjen yi de ñoom dañuy tànn ñun médecine moo ñu fi indi ñoom médecine moo leen fi teg loolu la bàjjen yi lu ñu leen wax jàppee leen ko téere parce que dañ leen formé te dañuy dellu si waat cette année prochaine 2022 dàbbali formation bi pour yéen léegi nag ñu ñëw nag léegi ci cancer du ma fi toog di laaj lan mooy cancer dama siy dem directement lan mooy cancer du feebar buy wàlle benn na ngeen ko xam cancer du feebar buy wàlle na ngeen ko xam cancer du wàlle dafa nekk feebar boo xam ne du jóge ci biti ñëw ci sa yaram lu dëkk ci yow la lu bokk ci yow la dafay daal di lu bokk ci yow la ndax cellule ci sa yaram la bokk kon ça veut dire que lu bokk ci yow la loo xam ne dafa daal di soppi jikko wut ñu mu àndaaleel pour faagaagal la yow ci sa bopp kon lu juddu ci yow la bokk ci yow soppi jikko am ñu mu àndaaleel ci sa biir yaram mooy ñooñu mooy cellules yi pour faagaagal la ci gàttal tey man bu ma fi bëggee jëlee madame Sakho sage-femme la maa ngi liggéey fii madame Sakho di liggéey fii ñun ñaan ñu nekk fi ma bëgg fi jëlee madame Sakho lu may jëkk a def daa di fexe ba xaritoog bàjjan maati wala njaase daa di koy ne yaa gis bàjjan madame Sakho de lii madame Sakho de laa fexe ba mu ànd ak man bàjjen mati ñu daal di koy collaborer ba mu ànd ak man keneen noonu ba ñu am doole ñu daal di ñëw nag ba ma madame Sakho cancer noonu lay def sa yaram lu bokk ci yow la ñu di ko woyee cellule tubaab di ko woyee cellule loolee tubaab di woyee cellule mu nekk ci sa yaram bokk ci yow daal di soppi jikko nag di indi jikko saay-saay di wut ñu mu àndal ba am doole ànd boobu mën na nekk juróom-ñetti at ba fukki at bu dee cancer wu kanam bu tuutul njëriñ mën na dem ba ñaar fukki at mu sogaa feeñ léegi nag buy feeñ dafay feeñ ci pepp dugub kenn du ko gis docteur yi sax mënuñu ko gis léeg-léeg sax rajo bi du ko gis muy màgg di màgg ba doon mel ni doomu gerte muy continuer di màgg ba mel ni xooxu sump foofu nag di nga ko sentir mais du metti mais boo ko sentiree
boo ko mu mel ni doomu gerte nga sentir ko nga daw si docteur ñu xool la ñu def loola analyse yi nga war a def ñu daal di lay ne dañ koy dindi ñu ne ko tapet dindi parce que nag attention na leer du donjo bu nekk cancer la looloo tax cancer dafa moom rek moo nekk feebar boo xam ne balaa ñu lay ne da ngay cancer dañ lay jaarloo fii jaarloo fii jaarloo fii jaarloo fii boo paree nag ñu xool ko nag analyse yëpp ñu ne cancer la mën nañ la jaarloo foofu nga pare ñu xool ñu ne du cancer ndax biopsie la kyste la surtout si xale yu jigéen ñu ndaw ñi ñu si bari dañuy am ay donja mais ñu si bari du cancer donc loolu tamit lu jar a xam la léegi nag non léegi nag si ween dinañ si ñëw léegi nag nan nañu war a def pour aar suñu bopp ñu ne comme xamaguñu lan moo koy def joxe feebar bi nan ngay def pour aar sa bopp mooy da ngay xool looy xool sa lekkin c'est important li ma leen di wax nii déglu leen ma bu baax c'est important lekkin bi c'est très important ndax tey boo leen gisee feebar yi bari diabète bari suukar su bari suñuy lekk la ñun sénégalais suukar kese la ñuy dundee ña ngay njar sow ña nga sa jus ya ña nga sa attaaye ba café bi ñu jël juróom-ñetti doomu suukar def si ña nga sa beñe ya ña ngi si lépp lu ànd ak suukar ñi ngi si en plus de suukar yi nga xam ne yàlla daf ko def mu nekk si biir feeñ li ñuy lekk muy ay ceeb muy pomme de terre muy carotte muy fruit yooyu suukar yooyu taxul ñuy wax suukar yi tax ñuy wax mooy bi ngeen di jënd sa boutique ba di ko def si seen li ngeen di naan wala si ngeen di lekk dem nañu ba sax léegi si toggu l'an 2000 yi dañuy jël lan lu ñuy jël lu ñuy jël si toggu l'an 2000 yi lan la ñuy jël léegi ceebu jënoo ceebu yàpp bu ñu demee ba nga xam ne baaral nañu bay waaj a sóor ñu daal di jël suukar aha yow xam nga kon danga koy def jàpp naa la léegi wala ñu togg a maafe nee na pour tem-temi ñu def si suukar ñuy Dakar léegi maccaat liñ si xewal mooy def si suukar ngay tufe daal di ne mu tem-temi def si suukar suppu kànja muy tem-temi nga ne dem si def suukar mais yéen a ngi rey seen bopp boo demee Abbas Ndaw ñi diabète dañu bari torop lan moo ko indi suukar su bari ñu ñëw si saa waay dawlin amoon naa sama benn soxnay papa boo xam ne sama jaam la woon boo ko waxee mu ne ceebu jën na niin ceeb day niin seen ceeb yi ngeen di togg mu ne kacap na niin ba nga xam ne boo ne nii dawlin ji di siit problème tey boo demee tension deret juy daw vitesse boo xam ne bokku si mooy joxe tension hypertension lan mooy joxe diabète suukar su ëpp lan moo koy joxe ni ñuy lekkee suñu lekkin moo ñu sonal bos boo leen bàyyee seen moddu lekkin rek di ngeen am jàmm di ngeen am seen wér-gu-yaram ñi nga xam ne tànk yi borom tànk yu metti yi tànk yi oom yu metti yi dana wàññeeku da ngeen di def leen na suukar ku ko mënul a bàyyi nga wàññi ko ku ko mënul a bàyyi nga wàññi sa suukar dawlin c'est pas forcé dawlin yi bari ñu ne déeta waaye nga def dawlin ji bàyyi ko nag ba mu tàng nag nga defe ne yaa si nekk nag daal di rosi cancer rek lay wuy si nànk rosi moom bu leen kenn ndax dawul ñu tàng ba rosi ba mu ne chër
bu leen sonn cancer a ngi ñëw mi ngi ñëw xaw ma ndax si benn weer lay ñëw xaw ma si ñaari at lay ñëw xaw ma si juróom-ñetti at lay ñëw mais mi ngi dina ñëw suukar yaa ngi jël suukar su bari nii si sa ndaw na nga jàpp ne boo màggee dana fayu si sa kaw beneen bi xeesal nañ ko wax tamit parce que gis nga xeesal bi bu leen kenn nax hydroquinone dafa am suukar